salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñëw pour def waxtaan mu ndaw voilà sama gars yi ñëw pour def waxtaan bu ndaw ak yéen par rapport ak situation réew mi waaw sama gars yi ziar naa leen yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. Voilà léegi gars yi dama bëggoon rek ñu waxtaan quoi gis naa seen commentaire yi ñenn ñi pour ñoom dama soxor parce que comprendre ñu lan la ñu Aliou Sall def day mel ni wala dañoo hypocrite ah xam nga ñun Sénégal yàlla bu ñu nee julli leen ñu ne julli dafa metti yàlla bu ñu nee woor leen ñu nëbbatu dem lekk yàlla bu ñu nee bu leen jaaloo ñu ne loolu dafa metti waaye ñun du ñu rappelé wu ni ay musulman lañ fudul suñu hypocrisie fu ñu koy wone mooy nañu ñaanal nañu yéeneel jàmm ñëpp sa noon sax yéene ko jàmm yow yéen loolu kese ngeen jàpp ci diine loolu kese ngeen jàpp ci islaam julli farataloo leen ko woor farataloo leen ko jëw doo leen ko bàyyi chaque jour ñu nekk ci waaye boo waxee dara Aliou Sall rek da ngaa bon da ngay yéene lu bon doomu aadama ku sàcc 6 000 milliards 6 000 milliards ñaata hôpital la mënoon tabax dettu Sénégal bi yëpp matagul 6 000 milliards dette bi lu ñuy wax dette publique suñu dettu dëkk bi yëpp 6 000 milliards yu Aliou Sall sàcc buñ ko jëloon Sénégal du amel benn bor qui que ce soit ci àdduna bi fayoon nañ suñu bor yëpp ba Sénégal amatul bor ça veut dire que suñu économie day relancer wu Sénégal day éponger toute sa dette bu ñu fayoon 6 000 milliards yooyu benn doomu aadama kese ay nit yi dul faju ci hôpital yi ñoom Aliou Sall ñoom ñoo leen ko teg tey boo waxee Aliou Sall ñu ne la man damaa soxla Aliou Sall lu mu nekkee di faju nii suñu xaalis la ay nit ñu ngi may woo tey naan ma kaay soof sama yaay mu ngi tëdd amul lu muy fajoo hôpital dañ ko dàq ne amul lu muy fajoo Aliou Sall mu ngi hôpital américain bu Paris ñu branché ko ci machine yi muy faju ci seen xaalis donc kooku noonu yéen jëppi woo leen ko ci hôpital américain bu mu nekk ak seen xaalis ngeen ni ne man ngeen di mere parce que man damaa ne non Aliou Sall yàlla na dee mais Aliou Sall na dee lu si suñu yoon ci deewu Aliou Sall ñaata nit a nekk di dee ci Sénégal chaque jour te amuñu lu ñuy fajoo yéen deewu Aliou Sall moo gën deewu ñooñu nañu bàyyi hypocrisie bu ñu nekkee Sénégal yéen da ngeen di choisir ban vie moo gën beneen vie loolu ngeen war a bàyyi Sénégal benn bakkan gënul bakkanu keneen bakkanu Aliou Sall gënul bakkanu ñu nekk di dee ci hôpitaux yi te ñooñu amuñu moyen bu ñuy demee Europe Aliou Sall bu mu sàccee suñu alal toog fii di ñu ñaawal ñu yóbbu ko justice frère am teg ci tànkom justice blanchir ko ne Aliou Sall sàccul dara procès sax amul mu ne day porter plainte BBC ba léegi plainte boobu musul génn Aliou Sall musul porter plainte BBC Aliou Sall musul porter plainte BBC 10 milliards de dollars Aliou Sall loolu la sàcc 10 milliards de dollars 6 000 milliards de francs CFA 10 milliards Aliou Sall milliardaire la en euros milliardaire la en dollars 10 milliards de dollars do benn doomu aadama ne da ngay sàcc loolu nga yaakaar ne yow di nga dund ci jàmm 10 milliards de dollars Aliou Sall milliardaire la ci euro milliardaire la ci dollar yéen ñi amul li ngeen di lekk yéen yéen a may ñëw saaga parce que damay ne Aliou Sall mu ngi ci hôpital bi c'est bien fait pour lui mais sama gars yi nañuy toog ñuy réfléchir ñun tamit nañuy toog ñuy réfléchir ñii lu ñu teg est-ce que doomu aadama dinañu ko mës a teg ci àdduna bi kan moo mës a sàcc milliards yooyu 10 milliards de dollars 6 000 milliards ban doomu aadama moo ko mës a sàcc ci Sénégal à part frère Macky Sall bi instant yi dañ ko branché ci hôpital bi ay mbokkam ñu ngi jooy kon tey ngeen xam ne li daal Aliou Sall metti na yéen li nga alal bi ngeen di sàcc yéen a ngi koy teg ay doomu aadama chaque jour ñuy gis seen papa yi di gaañu ci seen loxo buntu hôpital yi di gis seen papa yi di gaañu ci seen loxo biir taxi yéen a ngi koy teg ay doomu aadama tey ngeen di xam ne dee metti na Aliou Sall bu mu nekkee à un pied de mourir ngeen di xam ne dee metti na te yéen a ngi seetaan ay nit ñuy dee ci ñàkk defar hôpital boo xam ne mënoon na leen faj ay mbokkam ñu ngi jooy dëgg naa AVC la am ci pousse-pousse la wàccee aéroport ci pousse-pousse dañ ko doon pousse Aliou Sall maintenant il doit se rappeler que Dieu existe bi ngeen nekkee ci malheur kese ngeen di xam ni Dieu existe mais na dee man maa ko wax man kay soof maa ko assumé Aliou Sall na dee ngeen xool ndax man je vais bouger dina ma bouger loo mais
viu Aliou Sall de merde lu dul causé ñu problème ban njëriñ la ñu indil ñun Sénégalais yi Aliou Sall dundoom ban njëriñ la leen indil yéen ban njëriñ ngeen am ci dundu Aliou Sall dama leen koy laaj lu dul torox lu dul sonal leen lu dul jël seen alal sàcc ko ban njëriñ ngeen gis ci dundu Aliou Sall plus que ñun suñu dund yi plus que ñun suñu vie ban njëriñ la leen dundu Aliou Sall amal. Assane Diouf dem na filmer këram gis ngeen kër bu mu tabax nit boo xamante ni benn néegu ginaar sax mënoo ko woon tabax nga tabax château boo xam ne ay milliards lay jar sénégalais yi di jàkkaarloo ak kër gi chaque jour xam ne kii avant frère am nekk président néegu ginaar sax mënu ko tabax ngeen di romb kër bi chaque jour doo leen ne lii sama xaalis la ba pare da koy tabax yëkkati ko yéen ñëpp ngeen koy gis foo toll ngay gis këru Aliou Sall 2012 néegu ginaar sax amu ko woon frère am fu mu dem mu jàpp si loxo bi yéen tey kooku bu deewee da ngeen ko bëgg def deuil national xanaa Aliou Sall bu deewoon tey da ngeen koy def deuil national ne Aliou Sall moo dee nañ ko def deuil national mais sama gars yi nañu bàyyi hypocrisie bi Sénégal ñun ay naafeq moo bëri ci ñun man li may wax nii dama koo gëm de man lépp lu may publier ci Aliou Sall maa ko tey maa ko assumé 100% benn yërmande aw ma ko pour moom na ngeen ne yéeféer la alhamdulilah yàlla moo xam kan moo gën ci ñun na ngeen ne yéeféer la mais yéen seen xol boobu noonu moo tax ñuy pauvre éternellement moo tax ay nit di ñu manqué yéen doo leen yërëm ku dul ku leen di teg safaan kooku kese ngeen di yërëm ku leen yéene jàmm kooku doo leen ko soutenir doo leen ko xeexal ku leen yéene jàmm kooku seen noonu lay doon waaye ku leen yéenewul jàmm ku leen di sàcc ku leen di toroxal kooku rek ngeen di bëgg loolu la ñuy woowee syndrome de Stockholm ñun foog ñu dem faju dafa am feebar boo xamante ni psychologiquement daf ñu atteindre ñun psychologiquement on est atteint mystiquement on est atteint parce que ñun du ñu bëgg kenn ku ñu bëgg ku ñu bañ rek suñuy noon kese la ñuy ñaanal ñaan yi ngeen di ñaanal ni Aliou Sall ñaanal leen ma ko man lu tax doo leen ma ko ñaanal da ngeen di toog di ma ko ñaanal yéen ñi may gis si commentaire yi ngeen di ñaanal Aliou Sall waaye yal na tane yal na wér yal na da ngeen di toog di ma ñaanal man chaque jour ma leen di xeexal di risquer sama bakkan di risquer lépp da ngeen may musa ñaanal ci seen vie waaye Aliou Sall ngeen di dem ñaanal jël leen seen ñaan yi ngeen dajale ko ñaanal seen ay mbokk moo gën parce que am na nit yoo xamante ni yàlla moo xam lu mu leen di teg Aliou Sall lu ko yàlla teg rek loolu la mérité Aliou Sall branché buñ ko branché ni lu may ñaan yàlla mooy machine ne tiit mu décédé jël leen vidéo bi ngeen yóbbu ko fu leen neex man Kayz Fof du ma hypocrite Aliou Sall bu décédé woon tey ma def live ñu fête concert Macky Sall décédé ñu def live fête concert Sénégal foofu lañ toll waaw foofu lañ toll parce que ñun amatuñu yërmande nit bu amul yërmande ci ñun amatuñu yërmande ci yow ñun jéemuñu leen gën de parce que ñii boo leen di jéem a gën yow de sa souffrance day continuer ñoom ñuy continuer di dund seen kaw man jéemuma leen gën a puisque ñoom amuñu xel ñu jàpp ni lii alalu mbooloo alalu ñun ñëpp a ko moom ay ñoom ñuy toog di ko dugal seen poche ba pare ñun dañ leen ci war a tàccu ñun dañ leen ci war a encourager ñun dañ leen ci war a jéggal mais doo seen souffrance du mës a changer toog leen ngeen xool boo leen amul suba pour dem hôpital ngeen xool ndax seen yërmande boobu dina leen faj toog leen seen yaay feebar seen papp feebar seen gën nit bu ngeen di wax dañ ko war a gën dañ ko war a ñun ñoo ko war a gën ngeen xool ndax gënante boobu noonu dina leen faj ngeen xool ndax soo leen naree dem hôpital suba loolu dina leen faj toog leen ngeen croiser loxo yi ne non nañu jullite ne loolu du leen faj loolu du ñëw fay docteur 6 000 milliards benn doomu aadama kese yow nga ne da nga koy sàcc foo ko teg ñu waxante dëgg rek foo ko teg 6 000 milliards benn doomu aadama kese nga ne da nga koy sàcc mais nañuy waxante dëgg waay y a des choses qui ne sont pas normales y a des choses nit bu am xel nit buy xalaat ne un jour dinaa dee un jour dinaa rendre compte sama borom nit bu ragal yàlla du ko def Aliou Sall dafa ragalul yàlla moo tax mu sàcc suñu 6 000 milliards yi bu leen ma fi wax tudd yàlla ku ragal yàlla du sàcc alal boobu noonu yëpp ku ragal yàlla centime sax doo ko sàcc ku ragal yàlla Aliou Sall sàcc 6 000 milliards ngeen di jaay jullite fii kooku dafa ragal yàlla kooku dafa faale yàlla kooku bu dee woon buñ ko jàppoon sandi ko mbalit ba lan la ñuy yàqal kooku ku ko jullee sax Aliou Sall bu deewee di nga ko layoo ak sa borom Aliou Sall bu décédé ak ñëpp ñu mu amel ci 6 000 milliards yooyu imaam bu taxaw nga ne da nga koy jullee barke alquranul karim boo demee yàlla dina la juger pour ça Aliou Sall bu décédé woon tey ñaata nit ay taxaw ne daf ma amel peuple bi yëpp 17 millions d'habitants ñëpp ay taxaw ne daf ma amel kan moo ko war a jullee Aliou Sall bu deewee doo leen ko sànni ci àll bi
parce que ku ko jullee dafa dëgër fit ku ñëw jullee Aliou Sall bu décédé da ngaa dëgër fit te yàlla dina la juger pour ça parce que Aliou Sall gënul ñi nga xamante ni dañoo dee gaay bañ leen jullee ci Sénégal ne non dafa doon kii Aliou Sall 6 000 milliards la sàcc moo gën a garaaw lépp li nga gis ci àdduna bi képp ku def baakaar ci Sénégal képp ku tooñ doomu aadama ci Sénégal yaakaar naa Aliou Sall moo la gën a tooñ doomu aadama 6 000 milliards mais boo waxee ñu ne la non kaay soof yow da ngay yéeneel nit dee da ngay yéeneel saxay ku ma yéene dee dama lay yéene dee man noonu laa mel man ku ma yéenewul jàmm du ma la yéene jàmm non 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 yàlla wax na mais yàlla waxu la c'est forcé boo ko mënee la wax boo ko mënul tamit mooy loolu ñun lu ñu mënul yàlla teguñu ko forcé mënuma ko yéeneel jàmm mënuma ko yéene yàlla xam na ni mënuma ko yéene su ma ko jéemee hypocrite laay doon te yàlla dafa bañ hypocrisie donc lu nekk sama xol laa leen di wax nii Aliou Sall mënuma ko yéene jàmm yàlla sax bu xam moom mi sama borom xam na ni mënuma ko donc du yéen doomu aadama yéen a ma koy teg yàlla lu ma tegul du yéen a may forcer ci commentaire yi nan man damaa soxor damaa bon loolu mooy tax man ma nekk hypocrite du ma ko mos a doon Macky Sall bu décédé woon tey yéenay ñëw di fi jooy seen 400 jeunes sénégalais dee nañ fi kenn faalewu leen 400 sénégalais fii lañ dee seen kanam Macky Sall buy dee woon tey ñëpp jàpp ñu en otage képp ku wax ñu commencé la saaga mais Macky Sall desem day libérer peuple bi Macky Sall bu dee woon tey peuple bi libération la ci am loolu lu ñu waroon fete la Macky Sall boo leen jàpp déggee ni tey décédé na lu ñu war a fete la parce que ñaata millions de doomu aadama la Macky Sall nekk di noot kooku bu deewee am na décès yoo xamante ni c'est une libération pour le peuple c'est une libération Aliou Sall bu décès de woon yàlla def ñu jëlee ku yéese àdduna bi yóbbu ko c'est une libération donc lan ngeen di kii di fanatique di non mais sama gars yéen tamit bu leen tax ma mer Aliou Sall mu ngi fële ñii nee nañ AVC la am tem bu fa jógee sax pa am paralysé démb suñu renseignements généraux yi dem nañ ko seeti nee nañ mbokkam yëpp a ngi jooy seen loxo yi ñu ngi teg seen loxo yi teg ko seen bopp yi di jooy ne est-ce que Aliou dina génn ci lii mais bu décédé la vie continue ñu xaar décès frère am ñu saw ci seen kaw bu ñu décédé waaw saw ci seen kaw nekk fii di sonal nit ñi des êtres nuisibles des parasites ay sàcc oui oui très bon di sàcc nit ñi ñun ñu ngi nii di ñàkk maa ngi nii di si fu may liggéey di ñàkk pour am chaque jour ñu xëy 6 heures du matin dem liggéey benn doomu aadama mu ne moom du liggéey day toog si ci 6 000 milliards mu sàcc ko ci dil ñun chaque jour bu ñu yeewoo dañuy dem liggéey suñu alal 1 centime bu ñu am dañoo sonn pour am ko ay nit di toog ne ñoom dañoo duñu liggéey lu nit ñi di dem ñàkk chaque jour foofu la ñuy dagg impôt ñu jox leen ko ñoom ñu sàcc ko dugal ko seen poche ngeen yaakaar ni dina leen jig mais hypocrisie moo nekk Sénégal da ngay wax dëgg sax nit yi commencé di man sama gars yi man ragaluma ñu jël ma diaboliser ma ci Sénégal yàgg nañ ko def man dama koo tàmm moo tax man faalewu ma man li ma gëm dama koy wax mu neex nit ñi mu naqari leen man yaakaar naa ci ñu diaboliser Sénégal war naa bokk ci ñu gën a diaboliser ci Sénégal mais moo tax faaleetuma lu ñu xalaat ci man faaleetuma lu ñuy wax ci man loolu lijjantiw ma ko jéemu ma neex ay nit de man lu ma gëm laay wax jéem pas pour neex nit de xam naa ni man nit ñi fuñ may dëkkaloo déjà mënuma fa génn donc ñun amatuñu lu ñuy seet voilà donc Aliou Sall boo leen déggee décédé na nañu def live boo xam ne son yu gën a neex ci Sénégal la ñuy teg waaye ñëpp bëggee ko waaw ngeen jël seen gâteau yi ngeen génnee ko ngeen jël seen bougie yi génnee ko mais ñu xaar jugement grand frère am c'est tout mais ça veut dire ça yàlla lu mu leen wax de base commencé leen ci loolu nañu julli d'abord nañu woor nañu bàyyi di jëwante nañu bàyyi di tooñante ñun yàlla lu mu wax de base nañ commencé ci loolu balaa ngeen di dem sa diggante ak doomu aadama seen diggante ak seen borom déjà lijjanti leen loolu parce que Aliou Sall moo ma tooñ man tooñu ma ko de bu sàcculoon sama 6 000 milliards du ma def live di nekk di wax ak moom moo ma tooñ yàlla lan la wax sa diggante ak sa ay dëkkandoo yàlla lan la wax sa diggante ak doomu aadama yi fi nekk ba pare Aliou Sall moom moo ma tooñ wala man maa ko tooñ nañ waxante dëgg balaa ngeen may juger à cause de Aliou Sall moo ma tooñ wala man maa tooñ Aliou Sall nañ waxante dëgg kat moo sàcc moromam kan moo sànq moromam man li may wax mais moom dafa jëf dafa jël sama xaalis dugal ko ci poosam xaalisu sama alalu sama réew mu dugal ko ci poosam naan noo ñaanal ko rek
man ma ñaanal Aliou Sall bal kii alquranul karim bés bu ma ñaanalee Aliou Sall yàlla bu ma yeewu man su ma ñaanalee Aliou Sall man bu ma ñaanalee Aliou Sall ci sama vie yàlla bu ma yeewu jour boobu man ma ñaanal Aliou Sall yéen am xol boobu ndeysaan. Sénégal normalement ñun suñu xol bu dee yàlla mu ngi ñu koy fay on devait être les plus riches du monde mais xol boobu sa waay xolal yàlla xam na ko ci yéen de waaye tant que conscient woo leen ni am na loo xam ne ñun ñoo ko war a lijjanti suñu bopp pas yàlla ñu jàpp ñii pendre leen comme français nu ñu jàppee seen ay buur pendre leen France fii nii billahi wallahi tallahi suñu misère du jeex. Aliou Sall peuple bee ko waroon pendre pour mu servir de leçon à tous les autres. Français yi dañoo jàpp seen ay buur seen ay roi lan moo tax royaume amul France dañoo pendre seen roi yëpp ñun bu ñu jàppoon Aliou Sall pendre ko à la place publique pendre ko jël buum takk ko baatoom xëcc ko wala dagg baatoom ak épée ci kanamu ñëpp pour wane ni sàcc jeex na Sénégal birki alquranul karim Aliou Sall yàlla bu ko reyee jàppale ñu ngeen di bëgg naa fekk fii di ñu wax lan Aliou Sall peuple bi ko waroon rey ku sàcc montre tey ñu jàpp la commencé di la dóor ñenn ñi sax dañuy dee dañ leen di dóor ba ñu dee ku sàcc téléphone ñu jàpp la dóor la agresseur nga sàcc chaîne en or ñu jàpp la dóor la teg la ay briques nga dee. Aliou Sall sàcc 6 000 milliards le plus grand voleur de l'histoire de notre pays nga ni nekk ci commentaire yi ñu bëgg a emmerder kaayis foofu amal yërmande kaayis foofu nekkal nit kaayis foofu jullit du bànneexu ci ndox mais sama gars man naa sàcc tey naa dugg seen kër yéen sàcc seen téléphone ma xool parce que yéen da ngeen di jàpp ni du seen xaalis da ngeen xamul ni seen xaalis la loolu moo tax affaire bi méttiwu leen man tey bu ma duggoon ci seen kër yéen ñii yëpp di ma jugé ma sàcc lu gën a tuuti ci seen biir néeg boo leen génnee marto sax boo leen ko amee di ngeen ma ko dóor man foofu laa tolloog Aliou Sall bu ma sàccoon yéen bu ma duggoon seen kër tey sàcc seen 100 000 francs wala sàcc seen 200 000 francs last 200 000 francs li ngeen yor barke alquran boo leen amee semmiñ boo leen ma ko tegul yàlla naa de mais foofu lañ toll ak Aliou Sall ngeen di ñëw fii di ko blanchir mais Aliou Sall nañu wér di yàlla jël ko fii mu gën a gaaw parce que kii dundoom amul benn njëriñ pour askan bi am na ñoo xamante ni am na décès yoo xamante ni c'est une délivrance waaw balaa muy def plus de bàkkaar yàlla daf ko fi war a jëlee waaw parce que Aliou Sall mënul def bàkkaar bu ëpp lii 6 000 milliards donc balaa muy def yeneen bàkkaar na ko yàlla jëlee fi mu gën a gaaw waaw man maa ko assumé man Kayz Fof sénégalais yi nee leen criminel laa allahu alam yàlla moo xam nee leen ku bon laa man sama diggante ak yàlla maa ngi koy jéem a lijjanti Aliou Sall tooñu ma ko de sàccu ma ko de saagaw ma ko de mais déegi nag yéene naa ko barke alquranul karim yéene naa ko décédé dafa war a décédé parce que ñuy dee ci géej gi à cause de Aliou Sall gënu leen gaa yaa ngi dee ci géej gi ndax ñàkk espoir lépp loo xamante ni waroon nañ ko séddale ku nekk am ci tuuti Aliou Sall kese tëdd na ci 6 000 milliards ay nit yaa ngi dee ci gaal gi doo leen jooy seen benn rongoñ du tuur chaque jour ñu wax ma sama mbokk sama nit bu sama xarit wala sama leneen lu fa décédé mais c'est rien waaye c'est ça waay ndeysaan massa ils sont passés à autre chose mais Aliou Sall dafa feebar waaw Kayz Fof nañ ko ñaanal Kayz Fof bàyyi li ngay def nii sa publication yi dafa metti dëgg naa mbokkom yi man lañ gën a jëppi léegi ci àdduna bi sama gars yi da ngeen xamul benn affaire yéen a ngi seetaan live bi c'est réciproque barke alquranul karim yéen ñëpp ay sàcc ngeen yéen ñëpp doomu Aliou Sall yi ay sàcc lañu yaayu Aliou Sall sàcc la tantom yi ay sàcc lañu képp ku ko jege te yow nga lekk ci xaalis gi sàcc nga yéen ngeen jëppi ma ngeen bañ maa jëppi man dama leen faale yéen da ngeen may jox ma dund da ngeen may jox ma lekk da ngeen may jox ma naan yéen seen dund dafa ma amal njëriñ yéen seen vie dafa changé yéen li ngeen mere ma ngeen bañ maa mere ay mbokk Aliou Sall li si sama yoon est-ce que ça va m'empêcher de dormir la nuit si je vis c'est grâce à vous seen xaalis moo may dundal bu ma feebaree seen xaalis moo may faj qu'est-ce que j'en ai à foutre de vous ngeen mere ma ngeen bañ maa mere loolu dama koo lijjanti man sama vie dama koy dem ñàkk kenn du ma sàcc alalu kenn damay dem lijjanti xoslu dem liggéey ne mbokk Aliou Sall yi mere nañ la trop waaw nee nañu li nga nekkee ci internet bi rafetul parce que waaw nit lu mu la def jéggal ko barke alquranul karim yàlla forcé wul kenn pour mu jéggale dafa la ne jéggal ko boo ko mënee man mënuma ko mais mënuma ko yàlla dafa ne jéggal ko boo ko mënee wala nga fayu lii laa mën nii naa ko mën a fayu jot ko mënuma ko jot mais bu ma jotoon Aliou fayu leneen donc fayu bi laa mën fayu bu may fayu nii gënul garaaw moom lu ma teg
yàlla daf la ne jéggal ko boo ko mënee, boo ko mënul nag nga fayu boo xamante ni à la même hauteur que tooñ bu mu la def. yàlla loolu la leen wax. boo leen bëggee tamit ñu dugg ci islam bi ñu wax leen islam lu mu wax. ñun du ñu ay dof de, man fayu bu may fayu nii ci Aliou Sall ak lu ma yàqal lii fayu la bu yem ak moom tooñ bu ma teg ah. lii fayu la boo xamante ni proportionnel na par rapport ak Aliou Sall tooñ bu ma teg. maa tey nekk ci internet gi wax na décédé. oui Sénégal foofu la toll. ah Sénégal léegi dëkk bi musiba naarul lay nit day feebar sax ñu yéene ko dee. oui parce que ñun dañuy feebar à cause de ñoom du ñu mën a faju ñun ñu dee. donc ñoom dañ ñoo yéene dee ñun ñu yéene leen dee. ñun ñëpp ay ñu bon lañ. ñoom dañ ñoo yéene dee ñun ñu yéene leen dee. léegi nag yàlla mooy xool ku gën ci ñun ñaar. ñoom dañ ñoo yéene dee. ñun bu ñu feebaree amuñu accès hôpital. yéenewuñu la dee. yéenewuñu la dee. kooku mu ngi lay yéene dee. sama gars yeewu leen. yeewu leen. Macky Sall bu leen yéenewuloon dee dina leen doon tabaxal ay hôpital. waaye xaalis boobu moom ak frère am ñoo ko partagé. 6 000 milliards. non kay foofu naa ni Aliou Sall machine buñ ko branché xam ngeen instant machine baa ngi def tiit man tiit bi laay xaar. man maa leen koy annoncé balaa média yi di leen ko annoncé. ñu jubilé ko fii waaw. champagne am na benn espèce boo xamante ni comme champagne la quoi genre boisson yooyu boobu laay jël nag ñu yëngal ko ba mu kii après ñu bës ko célébrer ko. exactement man nag bu ma décédé au moins tooñu ma ay doomu aadama comme Aliou Sall nu mu tooñee Sénégalais yi. man su ma décédé xam naa dina am ñuy jooy parce que sama dundu lorul ay doomu aadama comme dundu Aliou Sall nu mu la doomu aadama yi. ah oui. Macky Sall dese Macky Sall dañ koy célébrer balke alquranul karim bu ma fekkee en bi champagne la ñuy tijji dóor ko live bës ko nag bouton bi tëb ñu koy fete champagne faux champagne bi quoi boobu la ñuy taal bës ko affaire yi naaw ñu célébrer ko. am na dese yoo xamante ni délivrance la laaj leen ay imam dinañ leen ko wax. lu may def nii xutba la de mënoon nañ ko def ci jàkk bi waaye ci Facebook lañ koy defee. lu may def nii xutba la am na dese yoo xamante ni délivrance la pour ñeneen yi pour peuple bi. xutba la. sama gars yi bàyyi leen di reyee li may def nii xutba la de gars yi dégguñu diine gi de. yéen diine gi fi ngeen ko jàppee mooy nit ki dalay tooñ nga koy jéggal yéen loolu rek ngeen gis. waaye kuy tooñ warul tooñ ni moom warul tooñ yéen xamoo leen ni moom warul tooñ moom mii tooñ dèjà def na baakaar waaye ki nga xamante ni yéenal na ko leneen ngeen ne baakaar boobu ngeen gis. waaye ku tooñ ku njëkk tooñ ba nit ñi sës yéenal ko dee yéen gisoo leen kooku. oui champuni voilà champuni la ñuy bës affaire bi tëb ñu célébrer ko. Aliou Sall moom tooñul yàlla tooñuñu ñun ci lu mu sàcc tooñu ma moom tooñu ma. Aliou Sall xam na ni ansaay souffrance bu muy souffrance ni sukkurat xaw ma day sukkurat xaw ma sukkuratagul maa ngi xaar ñu noddal ma desem rek ngeen xool barke alxuraanul karim ñun ñoo koy bëggee ci réseaux sociaux ba mu saf-saf. hypocrite yëpp dinañ arrêté seen hypocrisie Sénégal. hypocrisie jeex na ak suñu génération fii blanchissement de mort du am. blanchir ngeen xaalis blanchir ngeen conscience blanchiment de mort du am Sénégal. tous les morts mauvais dinañ leen siwal gaa yi xam ni kii ay mort la yoo xamante ni waruñu leen sax jullee. blanchiment de mort du am Sénégal. blanchiment de mort halte au blanchiment de mort dans notre pays. blanchiment de mort ali Bougazelli blanchir na fi xaalis léegi ay blanchiment de mort ngeen bëgg kenn du fi blanchir mort bu yées nañu saw ci kawam sànni ko ci mbalit bi jarul ñu koy jullee barke alxuraanul karim. blanchiment de mort c'est fini dans ce pays là tant que man maa ngi dund ci réseaux sociaux yi ñii ku ci décès dañu célébrer ko. seen décès délivrance la seen décès mooy suñu jàmm. ñu bon yooyu dañoo war a dem da ngeen war a ñaan chaque jour ñu dee parce que ñooñu tant que deewuñu ñun suñu souffrance du jeex. loolu ngeen xamul am na ñoo xam ne tant que deewuñu ñun suñu souffrance du jeex donc soit ñoom ñu dee wala ñun ñu dee donc man je préfère que ñoom ñu dee parce que ñun defuñu dara ñoom ñoo ñuy tooñ lan moo tax ñun ñu war a dee. sama gars yi il y a plus de blanchiment de mort ici am na ñoo xam ne tant que deewuñu yéen doo leen am jàmm barke alquranul karim seen jàmm lu muy dépendre mooy ñoom ñu décédé donc chaque jour ñaan leen ñu décédé comme ça moins de mauvaises personnes ci kaw suuf moins de malheur pour yéen parce que plus ñoom ñuy yokk plus yéen seen malheur di yokk donc da ngeen war a ñaan ñu dee waaw. nit ku baax bu ko yéene dee ok d'accord naa ak yéen waaye nit ku bon nit bu la lor nit bu lor askanu lëmb ñëpp a war a ñaan mu dee. am na décès yoo xamante ni nit yi dañ ciy kontaan da ngay gis nit koo xamante ni dafa doon sonal doomu aadama yi mu dee ñëpp bég mais Sénégal boo bëggee sax dañuy naan non da ngaa bon mais da ngay gis koo xam ne dafa sonal askan bi mu décédé ñëpp bég
ne alhamdulillahi dee na mais Aliou Sall comme ñooñu la, Macky Sall comme ñooñu la, bu ñu décédé ñëpp war a ne alhamdulillahi dee na. mais c'est la vérité. Aliou Sall sa mbokk yi ñu ngi seetaan live bi yal na nga décédé parce que yow sa décédé mooy jàmm Sénégal. ba pare 6 000 milliards yi ñu jugé ko sa grand frère parce que ay coupable 6 000 milliards yi décès sax suñu mbokk mankaañ yi ku décédé ñu yëkkati la. mbokk yi dañ Casamance ñi xamul li may wax dem leen Casamance nit day déegaa yëkkati ko mu wax affaire bi fu mu nekk mu dem dugaat ci kees bi tëdd na la mbokk yi dinañ leen woo mu yëngal Casa yëpp ñi nga xamante ni yàlla may na leen secret boobu ressusciter les morts pour ñu ñëw wax ñu rek xaalis gi fu mu nekk. Aliou Sall dinañ ko yóbbu koor gi dañ koy yóbbu ba Casamance gars yi ne waaw yëkkati leen ko mu wax ñu xaalis bi fu mu nekk buñ ko yëkkatee ba pare mu dugaat ci keesam dem. am na science bi am na yéen ñi ne ko xamul rek maa ngi wax gars yi di naan subhanallah loolu mun na nekk barke alquranul karim bi xamoo leen rek gars yi di yëkkati ay moor xaw ma jinne yeew xaw ma seytaane yeew en tout cas daal koor gi dina yeew ñëw wax fan la xaalis gi dugg ñun loolu moo ñu intéressé voilà. donc Aliou Sall décès sax du tax ñu jéggal la barke alquranul karim 6 000 milliards dans l'histoire de notre pays 6 000 milliards barki yàlla dinañ la yóbbu mbokk mankaañ yi dinañ ñu jàppale dinañ la yee da ngay nelaw sax ci sa décès bi nga yaakaar ni rëcc nga ñu yeel ne la saa waay kay wax ñu xaalis fu mu nekk xaalis mu noo ko yóbbaale noonu secret bi waxal fu mu nekk barki yàlla mbokk mankaañ yi commencé leen mobiliser mbokk yi décès bi rek la ñuy xaar ñu annoncé ñu ko waa saaga leen ma man jamaa fu saaga leen ma Aliou Sall mii nekk di sukkuraan moo leen métti moo tax ngeen may saaga man jamaa fu sukkuraan gi Aliou Sall dina puub si kawam dina def lu ne ci kawam balaa muy décédé Aliou Sall bu naree décédé du doon décès bu yomb décès bu métti lay doon sukkuraan pendant 1 semaine 2 semaines waaw Aliou Sall 1 mois sax daf ko war a sukkuraan balaa muy dee si billahi c'est possible yee bàyyi gars yi dañuy yeeku moor bar yéen da ngeen ñun déggoo ne ñun village yu ñu jógee ñun dañoo gis lu ne da ngay gis nit ki dee gars yi ne la loolu mënul nekk nit ku dee mënul yeewu ci kees gi ñëw wax gars yi yee ko mu jóge ci kees gi ñëw ne kaay suuf moo ma rey mu duggaat ci kees gi tëddaat nelaw laajte lan ñun science façon bu nekk gis nañ ko africain dafa am science de Aliou Sall foofu lañ koy yóbbu koorom ñu exposé ko ku nekk ñëw saw ci kaw koor gi waaw c'est ça la vérité non amul sabari fii amul sabari ñun ku nekk ñëw saw ci koor gi balaa ñu koy enterré oui Aliou Sall man may wax ak yow dese sax taxul nga rëcc au nom de Dieu barki yàlla waa saaga leen ma lu saaga bu leen neex saaga leen ma je m'en fous du seen saaga yi la ñuy dégg man li may wax la askan gi di dégg voilà léegi saaga leen ma bu baax saaga leen très bien yokku leen saaga yi ndax ma gën a kontaan saaga leen sàcc yi ay doomu sàcc doomu sàcc yi rek a nekk fii di ma saaga ay doomam lañ yor faux profil di ma saaga ay doomu sàcc ngeen doo leen sax rus seen baay le plus grand voleur international de l'histoire de notre pays seen baay la waaw Assane Diouf dem di def live ngeen ne da ngeen koy menacer yéen kër googu noonu Aliou Sall bu sàccutoon nan lay tabaxee kër googu terrain bi rek ñaata lay jar terrain kër 1 milliard ngeen ni ne yéen da ngeen di agressé Assane Diouf parce que dafa dem foofu di filmer sàcc mais yéen a ñàkk jom waa Guédiawaye yéen tamit da ngeen a ñàkk jom Aliou Sall lu mu leen may bu leen mayoon 1 million sax seen xaalis la donc kër googu noonu lu tax saxaarul sax man moo ma jaaxal ba léegi lu tax kër gi ngeen koy romb yéen seen kër yi barak la seen kër yi buñ ko bu ngelaw bi ñëwee lépp naaw ngeen di xool kër Aliou Sall ngeen xam ne lii seen alal la chaque jour ngeen koy xool ba pare ngeen di encaissé ay 500 francs 1000 francs yu mu leen di may. parce que comme Pablo Escobar la mel dañoo jàng technique gu manipulation ak technique gu jënd ses voisins dañuy ñëw bu génnee léegi jël 10 000 francs dugal ko ci loxo ku mu dajal noonu la ñuy def. Pablo Escobar c'était un des plus grands criminels du monde koo xamante ni peuple bi il était l'homme le plus protégé par son peuple xam ngeen lu tax ay sàcc lañ bu ñu génnee dañuy jël 10 000 francs teg ko ku ñu jaakaarloo beneen yow bu doxaatee tuuti jëlaat 10 000 francs bokk ko jox ko keneen ki noonu la ñuy def jënd waa koñ gi yëpp. ba boo ñëwee sax di filmer waa koñ gi génne dañ lay agressé comme Pablo Escobar système yooyu lañ dem jàng ma ne saaga leen saaga bi daf may dundal man dama pendant 4-5 ans yéen ak may saaga ndey pendant 5 ans yéen ak may menacé de mort
pendant 5 ans yéen a ngi may saaga yéen a ngi may menacé taxul ma arrêté taxul ma dee ñenn ñi jox nañ ma ultimatum newoon nañ ma 1 mois moo ma dese si sama dund maa ngi nii di dund kon man en sursis laa nekk donc yéen jox ngeen ma fi 1 mois bu moo ma dese pour ma dund naa lu ëpp 1 mois yooyu dund naa ci 3 ans système mu Pablo Escobar la yor gis ngeen sàcc yu gën a mag yi ak jaaykatu drogue yu gën a mag yi waa koñ bi yëpp la ñuy jënd boo ñëwoon sax bëggoon leen rey waa koñ bi ñoo leen jëkk rey waaye yéen waa koñ yi yéen a ñàkk jom yéen a ñàkk jom nit mu sàcc 6 000 milliards ngeen koy protéger ndax 200 francs 1000 francs 10 000 francs yu mu leen jox jël seen avenir u doom yëpp sacrifier leen yéen gisoo leen loolu benn 10 000 francs boo lekk yow est-ce que mun na defar sa àdduna benn 10 000 francs boo lekk yow est-ce que mun na defar sa àdduna yow kooku 6 000 milliards la sàcc di jaay guerrier di génn ngeen koy woyal di gis griot yi mais métier de griot métier bu noble la woon waaye léegi métier de griot métier de prostitution la amul na ay griot yoo xamante ni du ñu tàgg n'importe qui lépp li ngeen di wax ci Aliou Sall ay fen la te yéen griot yooyu di ngeen ko layoo ak seen borom suba parce que da ngeen yaakaar ni nekk géwél mooy fen géwél yi anciens yi bu ñu nee sa maam lii la woon day fekk dëggantaan sa maam loolu la géwélu anciens yi dañoo ragaloon yàlla waaye géwélu tey Aliou Sall ban maam bu baax la am maamu sàcc rek la mën a am maamu esclavagiste maamu colon noir Aliou Sall ngeen koy woyal loo leen koy woyal loo leen xam ci histoire Aliou Sall ba di ko woyal ay kii yi sa maamu lii sama mi ku am maam bu baax dina def lii non du ma leen bloqué bàyyi leen ñu saaga nañ ma saaga du ma leen bloqué Aliou Sall dafa am maam bu baax ku am maam bu baax day feeñ ci yow ku am maam bu baax day feeñ ci yow doo def yenn yi parce que mais deret boobu daw sa yaram mënu laa permettre gor ngay doon mais Aliou Sall ay maamu sàcc la nar a am moo tax mu mel ni l'homme est à l'image de sa lignée l'homme le plus souvent Macky Sall nu mu nekkee nii traite parce que maamu mi dañoo doon jaay esclave ba pare moom maccodo la donc maccodo man je suis contre hiérarchisation sociale yi hiérarchiser société yi quoi di naan kii tëgg la kii lii la d'accord ma ko mais pël yi dañoo def loo xamante ni ñun bu ñu xooloon bu baax lan mooy descendantu Macky Sall nañ xam ne kii jaaykatu esclave la woon oui maccodo buñ ko def c'est parce que ñoom ñoo doon jaay suñu maam yi Macky Sall ci ñooñu la bokk maamoom yi papom yi seen kii yëpp ci lañ bokk dañoo doon jaay ay nit yu ñuul donc kooku boo ko joxee réew day jaay réew Macky Sall maccodo la ci pël yi maccodo mooy esclave lan moo tax esclave parce que ñeneen ñi bu ñu doon résister ñoom ak tubaab yi ñoo doon lëkkaloo pour jaay ñu moo tax mu ñuy jaay Macron chaque jour mais deret du fen Macky Sall jaam bu mag la amul benn dignité ci moom benn dignité fu góor yi di dee Macky Sall du fu mës a dee fële lay dem taxaw naan leen baa jaar na ko aduna rien ne vaut la vie li ngeen di def noonu est-ce que jar na ko toog leen ngeen dund boo leen dundee dund bi moo gën de waaw maam yooyu la yor waay affaire de dee yu muy wax ni moom dafa metti dundal boo dee ba pare doo ñëwaat de maamu Macky Sall conception yooyu lañ amoon gis ngeen xeex yu ñuy xeex ñun di ko xeexal suñu askan di ci risquer suñu vie non pour ñoom loolu yëfu dof la sa waay dundal sa dund bi non life bi nag dund ko Macky Sall yéeféer non toog leen foofu ay yan vous n'avez pas compris man mii ñuy diaboliser man maa leen bëgg parce que dama nekk di former Sénégalais yi muscler seen cerveau yi ba ñoom seen manipulation yi li ñu leen di bëgg a censurer ku waxee ni Sénégal gars yi pare ci yow mais maa ngi nii di def benn combat boo xamante ni c'est pour hypocrisie gi jeex jihaad laa nekk di def ni tax amoo leen ko parce que alquranul karim lii nit sañu ko woon def direct di ko waxee ak autant de sincérité boo ko defee Sénégalais yëpp dëkk loola foo dëkkul man nag dama nekk jihaad parce que li may jihaad nii mooy hypocrisie gi jeex ci Sénégal nit mu wax dëgg te yàlla tax nit ki assumer li mu gëm waaw loolu laa nekk di jihaad nii pour que ñeneen am possibilité génn comme man ñu wax parce que Aliou Sall bu décédé nit ñi dañoo war a génn wax ne ku bon a décédé te peut-être dans quelques jours wala quelques heures ngeen dégg ni décédé na donc dama leen nekk di préparer avant son décès boo leen déggee décédé na rek da ngeen génn am fit gi ma am ni ne ku bon a décédé c'est bien fait voilà parce que loolu mooy yoon hypocrisie gi jeex na Sénégal léegi nit ñi dañuy wax de na ngeen nekk ci lu baax balaa ngeen di décédé képp ku fi décédé nga nekk lu bon boo décédé ñun ñoo koy tey wax ni ku bon nga blanchiment de mort du amati Sénégal fini le blanchiment de mort c'est fini
le blanchiment de mort gasi xakkunde àlla. Donc sama gars yi pause laa nekkoon nii xam nga ma ne xaaral ma ñëw ba partager sama temps de pause bi ak yéen delluwaat liggéey. xam nga ñun moom suñu ñàkk la ñuy dundee bokkuñu ak sàcc yi nga xamante ni lépp lu ñu am seen aduna mosuñu ko liggéey. Aliou Sall mosul liggéey lépp lu mu am daf koo sàcc. Macky Sall mii nii bu nekkoon ministère yi milliards yu muy déclaré nii yëpp du loo xamante ni dafa nekk entrepreneur dafa nekk businessman mu dajale ko ci ay milliards. lépp alalu Sénégal la lépp mu nekk seen compte bancaire yi seen xaalis la. ay sàcc la ñu mosuñu liggéey. donc ñun nag dañuy liggéey. waaw yàlla dafa fonk kuy liggéey ñun dañuy liggéey. donc ñun ñoo leen gën ay sàcc lañu mosuñu liggéey dañuy sàcc milliards ba pare duñ ci doyal dañuy gën a sàcc naan bés bu ñu wàccee ci nguur gi milliards yi est-ce que dina doy. chaque jour bu ñu yeewoo ñu ngi sàcc alalu Sénégal yëpp sàcc nañ ko vide coffre Sénégal yëpp ne bu ñu nekkatul ci nguur yi 100 ans yu leen dese seen doom yi dañoo war a dund ci xaalis googu ñooñu seen doom yi bu ñu dee ñeneen ñuy ñëw tamit dañoo war a dund ne leen seen maamoo leen ko sàccal. yéen amoo leen benn héritage bi ngeen di bàyyil seen doom lu dul sa maam moo la ko sàccaloon. maam bu mel ni Aliou Sall décédé mu nekk fête nationale parce que dafa décédé Aliou Sall décès fête nationale lay doon. hypocrite yi ci internet bi yëpp vous allez nous laisser la place. raay dina jub par la force ñu wax par la force kenn du ñu fi imposer censure parce que alxuraanul karim kenn du ñu fi imposer censure après décès Aliou Sall kenn du ñu fi imposer censure. dëkk loo leen mu fi ngeen fu leen neex média yi jël leen vidéo yi ngeen ne bu leen ci boole Sonko rek parce que man du ma militant wu Sonko bokkuma Pastef tey bokkuma Pastef suba du ma militant wu Sonko boo leen may diaboliser nag ne leen kaay sof ma assumer ko du ma militant wu Sonko de musuma bokk ci parti Sonko. donc boo leen di ne xool leen lu ñuy yéenal nit lu bon ne leen kaay sof man maa assumer entièrement bu leen ci boole Sonko rek parce que ça n'a rien à voir ak Sonko man du ma militant Pastef. aw ma carte membre Pastef su may wax du ma wax au nom de Pastef donc li ngeen may diaboliser man maa koy encaisser sama bopp bu leen ci boole keneen voilà parce que yéen ki ngeen di bëgg diaboliser rek fa ngeen util ko fu mu far affiliation man aw ma affiliation man panafricain la dites le panafricain kaay foofu voilà loolu boo leen ko waxee dina ma neex sax parce que loolu mooy sama casquette man loolu mooy sama étiquette waaye du ma partisan du ma militant. donc bu leen ma boole ak Sonko bu leen ma laalante ak Sonko li may wax nii sax bu ma woowoon téléphone ne ma kaay soo bu ko wax ma ne ko Sonko nag sama grand frère nga boo xamante ni yéeneen naa la présidence yéeneen naa la lépp waaye nag li ci des nag sama vie personnelle la sama choix personnel la li ma war a wax ci réseaux sociaux du kenn moo ma choisir lan lu ma war a wax du kenn dans cette vie moo may wax man lan laa war a wax lan laa am droit wax ak lan laa amul droit wax je tiens à ma liberté moo tax dugguma ci benn parti politique je tiens à ma liberté parce que parti politique du tënk man li may wax waaw man rebelle la rebelle dans le sens de quelqu'un boo xamante ni mënoo ko tënk fenn rébellion rebelle la parce que du benn muul du ma dugg ci muul mooy lan fu ñuy defalee brique man du ma koo xam ne da nga may jël concentré ma ci muul ne léegi sañoo wax lii wala bu wax ni nga war a waxee non moi je suis un homme libre je parle comme je veux voilà donc moo tax dugguma ci parti politique donc man kaay suuf yóbbu leen ma ci média yi yóbbu leen ma TFM yàgg nañ ma fenal yóbbu ma ci télé yi di ma sosal di ma fenal yóbbu leen ma fu leen neex ngeen ne xool leen exemple sénégalais bu bees boo xam ne day yéeneel nit dee parce que dafa yéene Aliou Sall dee mu assumer ni moom moo ko yéene dee ni wax ñëpp dégg ko ni yàlla na décédé pour Sénégal débarrassé wu ci benn cancer man maa ko wax boo leen ko yóbbuwee fenoo leen de sama wax ngeen jël yóbbu ko te man maa ko assumer 100% bu ma demee ba ci kanam sama borom ma ne ko ab barke yàlla sama borom lan moo tax kii ma yéene ko dee parce que ñu mu nekkoon di sànq ci kaw suuf dañoo bëri mu ne ma dëgg nga wax voilà merci beaucoup à tout le monde ciao